Asalaamaaleykum mbokk internet yéen ñi safoo di seetaan Bingo TV donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier numéro de mon spécial anniversaire et pour cela nous sommes venus aujourd'hui à Yoff Ndongagne pour fêter l'anniversaire de Thiat Sarr donc on va rentrer on va accompagner les célébrants dans leurs achats ñu jël seen gâteau yi defar seen cadeau yi affaires yi et tout et on va leur interviewer pour voir quels sont les témoignages qu'on peut recueillir au sujet de Thiat Sarr donc ñu commencer on va rentrer à l'intérieur et topp ñu. Nous sommes toujours dans mon spécial anniversaire donc instant yi ni dañ nekk di dalal gan yi benn par benn donc dañuy bàyyee soxna si mu présenté wu mais sa sañ se baax na de soxna si na nga def yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm ñu lay bàyyi nga présenté wu. man la Ndeye Tuuti Sarr magi Buuba Sarr borom bisu tay bi. donc yow lan nga si Thiat Sarr. Thiat maa moom ñoo bokk ndey ak baay maay magam sama rakk la moo topp ci man. yow lan nga ñu mën a wax ci Thiat tey. Thiat daal la ngi noonu Thiat moom nit ci nit ñi la si nit ñi lay dem si football rek a ko ñor nag du dox leneen si football loolu rek a ko ñor nag leneen. d'accord xam nañ ne ku nekk am nga ay défaut yow ban défaut nga mën a retenir ci Thiat tey. défaut mooy du toog tout le temps day bëgg dem tout le temps fu ñu ko woo day bëgg dem du tala toog noppal boppam toppatoo boppam. moom daal tout le temps mu ngi si terrain bi rek. ok yow lan moo la gën a neex si Thiat. li ma gën a neex si moom mooy dafa am yërmande soo feebaree day taxaw soo lu la dal day taxaw soo amee xew mu si gën a gaaw soo nekkee soo surtout nag boo feebaree day ñëw taxaw la di la toppatoo di jël xaalisam di ko def yërëm yaayam bëgg ay magam bëgg ay rakkam. Voilà donc témoignage bi rafet na ñu ngi lay jaajëfal soxna si xam naa on se dit tout à l'heure donc ñu ngi doon dalal benn magu Thiat c'est aujourd'hui son anniversaire en même temps donc on va continuer d'accueillir les invités donc on y va. Dans le recueil des commentaires donc là nous sommes assis avec un monsieur comment vous allez. Ça va bien. Ça va donc ñu ngi lay nuyu bu baax. maa leen di fay. donc dañu lay bàyyi nga présenté wu nga wax ñu lan ngay représenter pour Thiat. damaa ngi nuyu ñëpp su ne sa tur ak sa sant Thiat suma frère suma sœur la suma doom baay la quoi en fait waaw ñu bokk papa quoi mais ku baax la macha allah malgré que biñ minantee yàggul mais ku baax la gisuma suma même benn problème waaw fu mu gisee dañuy toog kafre di savourer dund lépp quoi day des fois dañuy toog rek mu woote téléphone nañ dem plage lekk jën grillade des fois mu woote waaw comme daal. mooy loolu daal macha allah. macha allah donc comme ni ngeen ko déggee mbokku téléspectateurs yi kii magu Thiat la donc est-ce que mën nga ñu wax ay qualité wu Thiat tey. non ay qualité mooy man moom gisuma suma benn défaut malgré que nit du ñàkk défaut mais man gisuma suma benn défaut waaw foo ko fekkee day kaf di ree bëggul kenn mer nag macha allah day nekk dafa possible pour ñëpp waaw. disponible si ñëpp waaw man gisuma suma benn défaut naa di ko ñaanal rek mu dund ba fekk lépp waaw birthday bii di ñëw mu doon jour mariage am quoi yàlla defal ko li gën si moom may ko lu weesu njortam yàlla fay ko xolam daal ndax yàlla xol lay fay waaw kontaan naa daal macha allah.
Amine donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax si teewe bi déjà et ñu ngi lay jaajëfal encore si témoignage bi donc on va continuer notre petite enquête quoi donc voilà on y va. mis naa kii ma garaawul. donc encore ñu ngi nii ak benn soxna dañ koy bàyyi mu présenté wu mu wax ñu moom mooy kan. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen waa rajo bi di leen ñaanal ci anniversaire Thiat Sarr bi ngeen ñëw man maay Mati Sow max Thiat ñoo bokk nekk ODCAV ñoo bokk nekk ci terrain bi ci football bi daal ñun waaw tey bésu Thiat bi nag mu tax maa jóg xam nga Thiat moom bésam dafa màgg ba xamante ne dama feebaroon sax dama ne woon du ma ñëw mais mënumaa ñàkk a teew ndax dafa baax Thiat ci stade bi la ñu xamante mais Thiat baax na Thiat yaru na Thiat bëgg na nit Thiat ragal na mooy sunu présidente moom mooy présidente ODCAV mais Thiat moom laa gis présidente boo xamante ne bu defee boo waxee mu ne baal leen ma àq maa juum même bu dul ci moom sax Thiat day jéggalu tax nga loolu dafa raar man de saw mënuma ko bu ma defee boo ma deful boo waxee dama ciy dem mais moom day jéggalu ma naw ko ci loolu nag naw naa ko ci torop Thiat baax na yaru na bëgg na nit ba ma koy doog a xam dama koy gis muy dem nii rek su ma ko gisee mu kub bopp bi damay kub mais moom tamit bu ma ko gisee ma naan kii comme góor mais après bi ñu présenté ci laay doog a xam ne nitu neen la di nga gis nit di wax ci moom ngay bàkkaar fekk na xamoo nit ki mais Thiat daal macha allah. mais soxna si wax na fi lu am solo évoqué na fi genre nit da ngay suufeel sa bopp l'humilité c'est très important pour les personnes donc quand tu es humble mën nga dajaloo ak ñëpp mën nga waxtaan ak mag yi safoo ak xale yu ndaw yi et tout le monde donc soxna si donc ban anecdote nga mën wax si Thiat Sarr. Thiat nee naa la su may wax ci moom fii duñ fi jóge ay mbokkam wax nañ lépp te nit galaa nga boo déggee ñi naan nit bu ñuy wax ci moom lu baax da ngay jiitu ci ay mbokkam te ay mbokkam dañoo wax lépp ñun waa ODCAV ñu bàyyi maax yóbbante bi nag dañ fi feesoon dell da ngeen guddee rek moo tax ñëpp ñibbi ñëpp gërëm nañu Thiat ñaanal nañu Thiat nee nañu lii mu mbëbët man de loolu laa koy nee naa ko lii mu mbëbët Thiat foo teg sa tànk rek bu ko teggi boo yokkul bul dellu ginnaaw ni mu mel dama koy ñaanal mu continuer ko ba muy dugg ci rajo bii di ma ko wax ma ne ko billaahi da ngay dem kanam foo teg sa tànk bi bu ko teggi ci kanam rek nga jëm parce que triché woo ci li ngay def daal da nga wane ne lii laa bëgg lii mooy sama bëgg-bëgg dama ciy dox Thiat daal macha allah aw ma dara loo xamante ne dama koy wax ci Thiat macha allah laf cat waaw. Ah, donc on dirait que voilà, Thiat, donc c'est une personne vraiment formidable. Donc on te remercie vraiment Mati. Vraiment donc ñu continuer encore gis yeneen invité yi. Soxna ñu ngi lay jaajëfal. Et sa bleu baax na de. Yaa ngi si jàmm. Ah d'accord. Et noo tudd soxna. Mame Diarra. yow lan nga si Thiat Sarr. waa Thiat day nit ku baax di sama géer ma dëkk ak moom ci kër gi muy xale bu baax xale bu yaru xale boo xam ne tubaarkàlla macha allah jërëfët di doon koo xamante ni nee naa bu doon góor ma takkal ko grade ndax fi di góor di def moom la Thiat di def bëgg na doomu aadama bëgg na nit respecté na nit te ku mu gis ku ne def ko ni ko boppam moo tax day neex a trompé saa su nekk parce que dafa jàppe ne moom ni mu mel la ñëpp mel te ar ko nit dafa lëndëm chaque jour dama koy wax ak moom Thiat amul benn problème yéenewul kenn lu bon moo nday tuuti magam seen bis bi ñuy feete dañ leen di ñaanal yàlla na doon seen bisu mariage ndax ñu baax lan Sarr ma Lamine Sarr bi déet bi ci saareen bi di ay nit ñoo xamante ni tubaarkàlla macha allah jërëfët say nga may seen yaay mënuñoo ñaaw mënuñoo bon tubaarkàlla macha allah ñu bokk fu rëy bokk foo xamante ni kenn dootu ko werante ñu di ko ñaanal Sarr ma Lamine Sarr bi déet bi ci saareen bi yàlla na doon bésu mariage am mu dund 111 ans sans ordonnance sans jaabante Philippe Senghor buuba na dund ba énervé ci boppam xanaa moo dund. Amen waay wax ji rafet na neex na torop wax ji neex na torop macha allah. ma ni ko juddu bee rëy deret jee foor Sarr ma Lamine Sarr biddee si saareen bi waayof baangeey waay ndaw bu yaroo tey bëri xam-xam yaay ja liggéey lu mu am jommu ko billaay ni juddu bee rëy deret jee foor Sarr ma Lamine Sarr biddeeri saareen bi waayof baange booba nday duñu sàcc duñu fen te nan seen làmmeñ seen tànk guddul Sarr biddeeru saareen bi waayof baange tubarkàllu macha allah yal nañ ko yàgg feete ay ati at yàlla bu kenn manqué amiin ngeen fa dellu si mariage buuba amiin amiin tuuti kontaan naa ñoo la gën a kontaan li nga woy neex na trop dëgg neexul di géwalem rek fu mu jëm yóbbaale ma
ndeysaan sàjj lii ndeysaan maa la wax ni wax ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax donc kii géwélu Thiat la donc wax na fi ay kàddu yu rafet woy na fi woy bu neex donc l'anniversaire s'annonce vraiment bien donc xoolal à suivre. Donc les témoignages comme vous l'avez vu sont unanimes donc ñëpp lu rafet ak lu baax la ñuy wax ci Thiat Sarr donc instant yi ni honneur aux hommes comme jël nañ daam yi instant yi dañuy jàll tuuti ci góoru Thiat Sarr yi donc ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi lay ziar di kontaan di am mbégte di wax ne ku ko mën ak koy jéem bokkul. ndeysaan donc ñu ngi lay bàyyi nga présenter sëñ bi. Alla Ndiaye ngi nii no stress un artiste qui écrase tous les cafards maa ngi nii doomi Yoff. ndeysaan dëgg la yow léegi lan nga ci Thiat Sarr. Thiat sama gaañ la sama xarit la sama waay la te li gën a neex Thiat dama lay wax Yoff kenn moomul kenn damay seede rek te ku teex maa ngi tax sama bàmmeelam doon ni ko xamante ne mooy imaam kilifa ñëpp ko bëgg te yàlla tax parce que lu Yoff di sonn da siy sonn parce que tamit dëkk sa dëkk di ko liggéey si jaamu yàlla bokk te Thiat Sarr amul noonu fii lépp lu Yoff di yëngu da siy yëngu quoi bés bi mu demee sax moo ni mu demee nii quoi mais fii dafa waroon na fees dal ñu def fi afro ne mais dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla defal jàmm may ki wér yéen dëkk franchement amuñu seen fay parce que tamit kenn moomu leen Thiat am na lu mu leen wan doon sax ñëw parce que wax na seen wax ju rafet di ko dina xamal ne carrément ku baax billaahi ku gore ku selwise ku tey ku mën dimbal nit ku mën a jàppale Yoff gépp waxuma ay quartier Yoff gépp dafa am cër te Yoff dañ ko jox cër quoi Thiat Sarr mi di ko ñaanal yàlla ko yàlla defal jàmm quoi franchement kontaan nañ trop si bés bi. Amine Amine propos yi rafet na trop c'est vraiment touchant que tu organises ton anniversaire et que les gens viennent en masse pour te répondre et kenn waxu fi lu ñaaw daal donc Thiat gàcce ngalaama donc yow lan mooy défaut Thiat pour yow. amul défaut de moo tax fu la ko génn kii may bëgg a woy xam naa ko miin naa ko muy Thiat Sarr kuy waay jaddu wàlle buuba saa la njaay aram penda ku mënu yëg jéggi Thiat Sarr mën na yëg jéggi doomi garmi jaa ngi noonu ndaanaan la c'est la lionté une fille qui n'a jamais fâché dans la vie elle est correcte elle est sympa il aide les gens te dafa gars aussi social muy Thiat Sarr ndaanaan ngeen sélectionné ndaanaan pire xam man je vis no stress man dara fees sama bët dama ne maa ëpp xaalis maa fi dàq sa maa gën a lu ma baax loolu la te Yoff dañu may déglu Thiat Sarr dama koy seeti gars yi yëpp ku baax ku teey ku tranquille ku Yoff ngor wakaam bëgg billaahi wallaahi taalaahi ku ko jàpp nga mbër ñun waa Yoff ñoo ko bëgg suñu job mooy jaraaf imam kilifa dañ bëgg Thiat Sarr parce que moo ko wane xale bu yaru la yéen rek mention spéciale pour yéen di ñaan rek lii bii balaa lii yàlla ko yàlla gën a yokka déwén ngeen invité ma ñëw def son plateau kon nag Thiat Sarr sa kaw ca kanam Thiat yaa ko yor dama ne kuy gâteau amatul de façon anniversaire bu def na mais lii 45 gâteau fii laa gisee dama ko jël ko waaye ku mer dama ne jël gâteau risto gâtaare bi nii waaw jëlal ma gâteau yi ah macha allah vraiment bokkuñu moos bokkuñu. anniversaire dafa am borom Thiat Sarr moo anniversaire mu ngi def na fi kenn deful dama ne ñi ma bëgg xam ngeen seen bopp da bin fi nag Yoff ajibo daaya laayee ñi réeroon démb seen seet ya nangu tey dëkk si naa limaamu la ñun ca kaw no stress ñu ngi nii ñun li nga wax neex na ma donc gis ngeen ñoo ko gisandoo ñëpp gis ngeen gâteau Thiat Sarr yi donc comme on dit les gens l'aiment et quand tu as un grand cœur les gens t'aiment et les gens te rendent cet amour que tu leur donnes donc on va continuer toujours avec les invités voilà ñu jéeram xambal tuuti on y va. fekk xoolal dañ ko fekk muy yoroo si tuuti mais bon xoolal comme c'est anniversaire dañ ko fekk dañ ko jox micro bi mu présenté wu wax ñu moom mooy kan ak lan lay représenter pour Thiat. waaw man je m'appelle Elisabeth donc je suis la petite sœur à Thiat c'est aussi une amie voilà comme que ñun ñooy dund ci milieu sport bi moo tax xam nga rek mënuñu woon bañ a ñëw fii nii voilà Thiat moom c'est quelqu'un de bien vraiment te dafa yaatu en plus lu muy dugg rek foog mu bu max ñëw dañuy woo parfois ñi bëgg war a dem entraînement sax mu ñuy forcer ñëw leen ñu dem fii ñëw leen ñu dem fee juste pour dugg ci milieu sport bi quoi voilà donc gisoon ngeen seen bopp nit yi fii ni ñu ñëwee nga xam ne ni carrément donc c'est quelqu'un de bien adorable xam nga bëgg nit tamit encore parce que bu meloon neneen rek nit yi dañuy ñëw fii tey ni ñu mel nii xam nga gis nga gâteau yi nu mu bëree genre voilà. Donc merci Elisabeth donc ce que je voudrais savoir c'est quelle est l'anecdote que tu peux nous raconter sur Thiat Sarr aujourd'hui. Thiat anecdote bi am na benn jour may suñu match Wakaam Mbour bi
non jour boobu man daal man dama yaakaaroon parce que ñu ngi sànneem lacrymogène yi ak xeex bi yooyu noonu ñun ñu ngi sóoraale saa waay parce que ñun ay sportif lañ comprendre mais gëstu nañ fekk nañ saa waay si pelouse bi mi ngi si ñun wàccaguñu sax mais saa waay cëppalul na ba nekk si pelouse bi. kon Thiat Sarr wax ñu fan nga jaar ba nekk si pelouse yi alors que gars yi ñu ngi lay seet si biti donc ñu ngi jox kii nii mu ngi siisu si ginnaaw mu wax ñu Thiat lu mu def ba jàll si ginnaaw donc soo waxee Thiat lan la def ba jàll foofu. man avant tout man damay remercier ñëpp ak yéen ñi nga xamante ne yéen a fi ñëw man Thiat sama doom la ñoo bokk même kër gi voilà man moom dama ko apprécier si yu bëri parce que ñoo bokk milieu bi ñu nekk man joueuse laa damay football moom tout le temps mu ngi yëngu si sport bi affaire yooyu noonu xam nga man ak moom souvent dañuy ànd fu muy mënti dem daf may woo ñëw fëgg ma sama nekk kaay ñu dem ñu ànd dem voilà. moom amul leen lu ko nit di reprocher parce que amul jotu kenn chaque instant mu ngi nekk ci waar wi di liggéey lu nga xamante ne nii da koy avancer loo ci sport bi affaire yooyu noonu mais nit ku baax la daal nit ku baax la parce que amul jotu kenn chaque instant mu ngi dem di liggéeyi dem ñëw voilà man moom dama koy remercier bu baax voilà parce que sama doom la yaayam sama mag la moom ak magam bi nga xam ne ñoo bokk le 16 bi yëpp dañu baax trop ci man voilà kon dama leen di ñaanal gudd fan ak wér gu yaram voilà mais wakaam bi moom match wakaam mbuur bi boobu dafa xamoon ñun dañoo tëb daw mais le temps que ñun ñu koy wër ndekete ñun duñ koy wër di ko jeex ci biir nit yi tëdd noonu ci lañ ko gis mu tëdd ndekete boobu moom xam na mbaa foto ngeen ko mbaa jël ngeen photo Thiat jour boobu noonu. waaw après gi jël nañ ko télé yi jël nañ ko après nit yi waa kër gi nii ci dañ commencé di woote téléphone kër gi ñëpp tiit parce que gis nañ ko parce que amoon na ay mort affaire yooyu noonu léegi nag comme niñ ko gisee mu tëdd nii ci synthétique bi affaire yooyu noonu léegi nag ñi ko seetaan ci télé bi ñëpp dañoo tiit xam nga gàlle bi ñëpp a doon woote téléphone ñun biñ koy wër dañuy jeex nit yi nii daal ba gis ko ci biir mu tëdd voilà lépp ci bëgg sport rek voilà moom am na médaille ci sport bi voilà. Donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax donc on a recueilli les témoignages d'une tante à Thiat et d'une amie à Thiat aussi donc on va continuer à recueillir les commentaires et tout donc. waa Thiat Sarr sama ñoo bokkoon classe depuis xale kon yàgg nañ dëkk benn quartier yaroo fi màgge fi yàlla doxaat bu ñu bokk benn liggéey bu ñuy def barki démb dama doon safar ci màggal gi. mu ñëw taxaw début ba fin mu ànd ak man léegi pourquoi moom muy féete bés deyam du ma ñëw taxaw ndax àddina lépp teraanga la nit ki comme li fi ñëpp wax nit ku oyof la nit ku baax la nit dafa naxaree xam nit dafa lëndëm mais boo leen jaxasoo rek di nga xam kii mooy kii nit ku baax la ñu di ko ñaanal nag gudd fan ak wér bu déwénee mu fekk kër borom këram mu di ko féete ndax loolu lañ koy ñaanal bi jaayu Moustapha yàlla dogal gaynde la loolu xam nañ ko ndax Yoff gaynde dong moo fi liggéey egg fa nga bëgg a jëm ndax boo débuté lu ne dinañ ko wax mais boo nekkul gaynde doo dem gaynde la di ko ñaanal nag li mu nekk ci liggéeyam yàlla dimbali ko may ko kàttan ak doole ak sutura ak xéewal gu bari gu mu terale ay waajuram ak ay soppeem si daraje yonentem donc comme on le dit souvent nit ay garabam donc lii nii tey firndeel na ko donc soxna si ban défaut nga gis ci Thiat. gisuma défautam franchement gisuma benn défautam te xam nga ay nit buñ la ay mbokkam jëkkee accueillir di yeewoo ak moom di finaan ak ñoom liñ la wax rek moom nga mën a téye te wanuñu loolu ndax man jàppoon naa ko ndax ñoo juddundoo yarundoo mais dafa def geste bu ndaw ci safar bii ma gën ko jàpp moom daf ma yokk ay points pour ma gën ko ñemeñ waaw yàlla rek laay seede ak yàlla ak yonent ba ak Sëñ Tuubaa rek laa gëm ak Cheikh Ibra dafa yokk ay points ci man ndax man bu may liggéey Serigne Touba ku ma ca fekk sa rek dama lay gën a téye dama koo gën a téye Sëñ Tuubaa gën nañu boole ñu ñaan nag yàlla lafal ñu cat may ñu eggali daal si daraje yonent. amiin donc Olof Ndiaye mu ngi wax ne que donc nit koo defal lu baax soo ko waxul. buy lim ay noonam na la ci boole donc yow tey wax nga ko lu baax seedeel nga ko lu baax lu rafet donc yow ban histoire bu la gën a neex nga vivre ak Thiat.
waaw ñun ñii bokkoon classe bokk école ñëpp ñun ñoo bokkoon benn loo man ak moom ndax ñun dañu xawoon góore xam nga li ma la am fit duñu bàyyi mu sedd loolu moom noonu lañ mësoon dunde biñ nekkee xale may ñaanal aussi tamit ndax mënu moo wax ba kii te yéen suñuy nawle ngeen télé bi yàlla na jëm kanam gis nañ taxawaay bi ngeen taxawaay ci affaire bi yàlla na jëm kanam bu déwénee balaa birthday bi yàlla na ngeen yokk ba yëg ko bi jaay Moustapha barki maam Cheikh. ñu ngi lay jaajëfal bu baax soxna si say cadre rafet na trop merci beaucoup donc on va avancer voir les autres invités soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. donc ñu ngi lay bàyyi nga présenté wu suñu mbokk Binga TV. waaw man Mamy Ndour laa tudd man sama yaay moo leen di jaamu waaye moo nekk fi man maa fi ne waaw. d'accord donc yow en quelque sorte seen cousine nga wala. waaw seen cousine la. d'accord donc Mamy est-ce que mën nga ñu wax tuuti ci Thiat Sarr. waaw Thiat Sarr moom suñu rakk la Thiat bu réewul la bàjjantuwul suñu kaw bëgguñu lool baax ci ñëpp nag franchement parler loolu moom amuñu leneen luñ ci wax lu dul lool baax na yaru na yëg na ñëpp respecté na ñëpp franchement. est-ce que mën nga ñu raconter benn expérience boo am ak Thiat yaa ngi ko xool benn expérience bu neex wala taw xale bu nekk taw yu muy dëgër bopp ba affaire bu reetaan la bu Thiat mu sa def. Thiat de moom yëf yu muy def mooy xanaa man li ma gën a neex si moom mooy fees xar yi muy def. voilà moom boo rendee xar ba pare mën na la ko feesal macha allah comme danga naan daal jigéen góor la moom côté boobu moom loolu daf ma neex ak ngay togg nii mu ñëw mooy lay mariner ko ba mu saf sap mu ngi nii du ma bàyyi ma fen loolu moom franchement parler neex na ma si moom. ah Thiat kon dañ ñëw nga marinel ñu suñu ay méchoui ay ginaar voilà donc soxla nañ ko instant yi nii. bokkal aussi sama seex la sama doomu ndey la samay sangalañ Sarr seen alal du leen boole kenn seen kër gii boo fi ñëwee di nga lekk ba suur di nga naan ba mànj kenn xàmmeewul ku fi bokk ndey ak baay ba si maam ba si yaay ba si mag yi Ami Sarr mi leen nekk seen taaw macha allah nday tuuti moom mooy borom salon bi borom Zimel coiffure moom lay àndal mais Bouba Sarr mooy Thiat mais yàqu si dara. waaw franchement parler kër gi moom amuñu zéro faute yàlla seen bis bi maa ngi leen di ñaan ñu fete ko ay déwéni déwén bu déwénee aussi ñu fete ko seen kër ma fekk leen foofu may jaamu man ñu jox ma xaalis bu bari ndax si laa dëkk ak ñaam. donc ñu ngi wax amiin dañu di leen ñaanal yàlla eggali mottali ñaan yëpp incha allah et yow lan mooy défaut Thiat Sarr yow. lan mooy défaut Thiat Sarr de défaut de man mii wax ñu lay défaut Thiat Sarr rek. am na tuuti rek tuuti de dafa dëgër bopp. dafa dëgër bopp. waaw moom donc Thiat Sarr wàññil dëgër bopp bi dégg nga wàññil dëgër bopp bi donc ñu ngi lay jaajëfal ma ne bu baax merci beaucoup. donc kuy laajte Fall Ngoye ngi donc ki waral bés bi tey suñu déplacement ñun waa Binga TV mu ngi nii Thiat ñu ngi lay nuyu. fay naa leen. donc Thiat on s'est déplacé aujourd'hui pour venir fêter avec toi ton anniversaire donc ñëw nañ fekk nañ ambiance bi fekk nañ say nit et tout donc. gis nañ nu mu demee et comment ça s'est déroulé et les témoignages ont été unanimes ñëpp dégg nga sa waa kër yi waxal sa xarit yi sa am di jàmm yi et tout donc la question que je veux te poser aujourd'hui c'est nan nga gisee sa jour anniversaire tey noo ko dundee. waaw ma chérie maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Binga TV ñi nga xamante ne ñoom ñoo déplacé wu. parcelle ba yow sori na bàyyi nañ kër yu bari ñu ñëw tey fii nii passé ak man moment yi nga xamante ne mooy sama jour anniversaire bi. ñëw passé moment yi ak man ci birthday bi dama koy dundee mbégteel rek ak contentement bu rëy sax defe naa anniversaire bi man damaa dem ba mujj gi dafa ma ëpp doole sax ma ne waa man bu ma amoon xew tey fu ma jëm kon anniversaire rek gars yi ku nekk di la souhaiter joyeux anniversaire de gauche à droite. vidéo yi di daaxee statut yi message yi et tout damay sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla fekkee ko waat déwén ci jàmm ak salaam rek. bon xanaa sant ko yàlla bu baax rek parce que xam nga ñun dañoo juddu ci famille boo xamante ne liggéey lañ gëm daan doole lañu xam donc man aussi bu ma juddoo rek war naa jaar ci seeni tànk ba mel ni ñoom ni ñu mel ni ndax si ñoom rek laa ko gisee dem liggéeyi wàcc nekk ci sport bi man defe naa ci liggéey bi si sport bi sax bi may waxee si sama côté papa laa ko jëlee parce que moom déjà
dirigeant la woon fi nga xamante ne moom mooy jàkkaarloo bu Wakam doomam yëpp dañ doon football mais malheureusement dañoo mujjee arrêté seen football man rek maa ci nekk koo xamante ne maa topp ci tànkam nekk ci football bi ba léegi nii di si bay sama waar di def ko daal sama yëf football moom lépp luñ ma mën a waxal rek naan ci football bi lañ ma ci wax déjà nga nekk infirmière d'état en même temps di liggéey hôpital malade yeeg yooyu loolu tàmm la rek ndax defe naa ne baax gu ñu wax si man rek si ñi koy wax rek ci ñoom la gën a nekk ndax boo nekkee ci kuréel famille da ngay xam bu baax fi ngay teg sa tànk te pour nga nekk ak nit ñi foog nga social foog nga wàccee sa bopp mel ni ñoom boo bëggee tekki daal bëgg ku la romb bëgg la man des fois damay romb nit koo xamante ne xamuma ko sax mu ne man si à travers sa page laa lay gis nga neex ma parce que gis naa ne da ngay publier tout le temps match par match foofu laa la gisee nga neex ma da ngay dem ba koo xamante ne bi ma xamante moom matul sax 3 jours mais c'est comme si maa ngi moom ay ati moom lañ xamante li ñuy wax rek baax rek daal moo am solo baax moom moo am solo moom kontaan rek su ma limee damay jum mais foog ma lim lu ñoo xamante ne dañoo nekk ci man ba nga xamante ne sama bés dañ ko def comme seen bés ku si mel ni international Krépin Diatta vidéo defe naa ñëpp gis nañ ko ku mel ni Mamadou Fall l'international nekk Charleroi ñëpp gis nañ ko ñoom Pape Massaer Ndoye ñoom Momo Fall ñoom Ousseynou Ba su ma limee daal damay juum ñoom Pape Ibou Ba gis nga tey jii moom marqué biom ne ma comme anniversaire bi naa la ko jox cadeau rek bii baa ngi noonu xam nga loolu lépp dalay yokk jom nga nekk jigéen nekk ci milieu sportif bi nga dem ba nit ñi bëgg la da ngay sant yàlla rek gën a góorgóorlu rek mais ñoom ñëpp su ma limee daal damay juum comme ni ma la ko waxee statut message Facebook Instagram Snap TikTok man daal gars yi dafa mel ni seen yaram dafa tàng daal mais bon damay sant yàlla bu wér comme ni ma la ko waxee rek. xol rek lay fay te borom xol bu rafet moom ñàkkoo dara donc Thiat on te remercie vraiment de nous avoir invités pour venir célébrer avec toi ton anniversaire donc ñu ngi lay. mënuma jeexal émission bi te waxuma ci sama yaay dafa sax ci man sama yaay man maay caatam maa topp ci tuuti mais man ak moom kon ay morom sama yaay boo mu fekkee ma tëdd ak moom ba yenn bu comme ni su ma jógee voyage nii moom du bëgg ma dem tëddi sama nekk tey préféré ma ñëw nekk ci wetam mais mën nañ tëdd ci lal bi di waxtaan ci xaxataay ba 6 heures du matin mu jóg julli man ma dem tëddi sama yaay moo tax ma nekk infirmière d'état parce que moom loolu la def mun suñu kër ñëpp médecine lañ def man maa ci xaw a sopp ni def médecine dugg waale ci sport bi waaw boole mais aw ma fayam dafa jàpp ci sama jàng lu bari dafa jàpp ci li may def bu baax a baax da ngay gis sax des fois ma ñëw nii yoruma xaalis ma ñëw ne ko doo ma abal temps dama abal génn benn papier ni ma xool nga li lépp maa la ko abal léegi kañ nga may fay da ngay wax ba pare ma doon ma ne ko waa amul problème yow léegi jox ma rek léegi après ma dinaa la jox mais su ma amee xaalis sama yaay laay njëkk jox ma yékki ne ko am moom ak sama taawu yaay ami du ma taayee di wax ci moom ndax moom comme ni ma koy waxee moom mooy sama trésorière moom lu ma am moom ak sama yaay lu may def moom ak sama yaay ñoom ñoo ci jiitu balaa keneen di def dara di nuyuwaale sama maam nga xamante ne moom lañ ma tuddee mu doon koo xamante ne dafa sax ci man aussi tamit du ma génn dem fen te waxul kaay ma ñaanal la balaa ngay dem wala su ma voyagé nii chaque jour day bëgg chaque jour may oote di xool ndax maa ngi ci jàmm wala déet am na sànq ku doon wax benn àndandoo boo xamante ne dafa xewoon ci diggante
kii Wakam ak Stade de Mbour ñu demoon match bi comme Djib Gueye sax maa ngi koy nuyuwaale de passage ñu dem bi ñu demee parce que moom laa demoon pour supporter mais bi ñu demee foofu ñu dem accident bi am malheureusement man damay gaaw a fatt quoi léegi nag lacrymogène yi xaw maa jàpp tuuti ma xam nag léegi xool comme gars yi gis nañ ma si télé bi ñu ne non am na ku jigéen ku si nekkoon mais dafa dese ñëpp defe na man la nag xool ma ñëwee ba wàcc si taxi bi suñu buntu kër ma gis kër gi fees dell ma ne waa lu xew fii rek sama yaay ñoom ñëpp tëb ñoom ñëpp yuuxu ñu ne leen ñu ne ñoom comme man ma ak ñu ne leen ku jigéen ki moo def choc rek ñoom ñu xalaat na su ma ñëw sama yaay ne ma dootoo demati stade moom araamal nekk doot suñu waa koñ ñoom ñëpp stade Demba Diop lañ ma tuddee tellement que affaire bi da leen choqué ma leen rombee nii ñu ne stade nga jëw affaire boobu dafa ma manqué tellement sama maam bu ma xëyee ne damay dem stade mu téye sama tubéy ne ma doo génn kër gi kon nga xam ne am na fu ñu toll si man ma leen remercier bu baax di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi seen kanam ba teral bi ma leen bëgg a teral yëpp yàlla mottali ko ba ma defal leen ko si barke yonent bi sama xarit yi waa ODCAV de Dakar di ngeen fekk sax ñoom ñu dem ndax ñoom ñëpp ñu ngi fi woon muy jeunesse féminine bu ODCAV de Dakar fi lañ nekkoon sànq ñoom ñëpp maa leen di gërëm ñoom Mati ñoom Ndeye Binta sama cousine yi sama umpaañ sama jarbaat yi ñoom ñëpp maa leen di sant di leen gërëm mais nag du ma terminer temps remercier ma suñu DG monsieur Ndiawar Diagne muy DG Mbengue TV koo xamante ne dafa jàpp si li may nekk nii daf si jàpp lu bare Ndiawar à chaque fois daf lay woo di la conseiller boo naree teggi raay bi sax mu woo la ne la non defal nii ak nii te lépp mënoon naka ci bañ a fekk dama koy ñaanal rek Mbengue TV bi mu nekk nii balaa déwén yàlla na ubbi télé yàlla na ko yàlla jàppale ak yéen ñi nga xamante ne yéen nekk ak moom ba lépp lu mu yaakaar ci Mbengue TV bi yàlla matal ko sottiloo ko si barke yonent bi di la remercier aussi tamit sista bu baax a baax ak sa caméraman yi nga àndal di leen jaajëfal bu wér a wax merci beaucoup. C'est nous qui te remercions, Thiat, vraiment. Donc, comme on dit souvent, xale su bëggee tekki day sàkku ngërëmal waajur. Donc, et à travers tes paroles, on sent que tu es une personne qui est attachée à ses parents, que ce soit maman ou papa. Parce que moi j'ai ce que j'ai entendu, juste genre, elle a pris l'héritage de son père avec le football et l'héritage de sa mère à travers l'infirmerie d'État. Donc vraiment, donc on est vraiment fiers de toi, Thiat. Donc et ñu lay ñaanal yàlla mooy li nga bëgg sa xol yàlla na la ko yàlla defaral te mu jig la yàlla mottali yéene yëpp yàlla defar la sa buntu wërsëg yi ubbeeku. Donc voilà, si barke ki nga yaakaar. Donc on te remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir accueillis aujourd'hui et de nous avoir invités pour venir fêter ton anniversaire et on te souhaite plein de bonnes choses. Donc je te fais un bisou, hein. Joyeux anniversaire. Un jour spécial pour deux reines, Ndeye Tuti et Thiat Sarr. Donc ñoo ko gisandoo ñun ñëpp bés bi rafet na témoignage yi rafet na donc gâteau yu bëri nañ lekk yi macha allah. Donc on remercie toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui pour venir fêter l'anniversaire avec nous. Donc on vous remercie de nous avoir contactés, la Mbengue TV. Donc pour toutes les personnes qui voudraient aujourd'hui fêter leur anniversaire ou faire une surprise à un bien-aimé, une bien-aimée, un ami, une maman, un papa, genre peu importe. Donc vous pouvez nous contacter au 77 477 52 38. Donc je reprends 77 477 52 38. Donc ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ci seen seetaan ñu ngi leen di jaajëfal ci seen seetaan Mbengue TV et ñu ngi jox dig daje pour la prochaine fois pour un jour aussi spécial que celui-ci et pour une autre personne spéciale. Donc on vous fait de gros bisous et à la prochaine fois.